Senegal es un lugar también yo me amo. Senegal es un lugar también yo me amo. También yo me amo. Senegal es un lugar. Senegal es un lugar también yo me amo. Senegal es un lugar también yo me amo. Senegal es un lugar también yo me amo. También yo me amo. jërë ngeen jëf la famille ma mbégte di janoog yéen dimanche mu nekk tribune libre ñoo xam ne ku nekk mën a wax sa xalaat ci mbir bi mais nag damay tàmbali di jéggalu ndaxte ajuma ñëw ma teew comme nu ma ko doon faral def yaram bi moo xawoon sutante ma temps yi coono bi bari na lool waaye nag mbégte la ñu am lool pour nekk ci waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moom moo nekk actualité ci réew mi mbégte moom nag réew mi fi nekk ni dafa tasaaroo réew mi dafa tasaaroo mën nañ ko wax ndaxte li xew fa jéggi dayo waaye lii lépp nag soo leen xoolee bu baax séntu woon nañ ko gis ko muy ñëw ndax nag li ma waxoon rek a ci nekk moo di dañoo nekk ci réew moo xam ne am na ko mosoon a wax crise d'autorité ak crise de valeur moom lañ fi gën a rafle valeur lañ fi gën a rafle moo tax dégg ngeen démb ba léegi xeetu saaga yoo xam ne di ngeen ma baal nag la famille di ngeen ma baal lool parce que lépp dinaa ko teg di ngeen ma baal lépp dinaa ko teg parce que il faut ñu waxtaanee ko on a une république des insulteurs sabar bu tas moom ñëppay duggandoo fecc mais nag li ci am solo moo di li ma daan wax rek fen du bejaaw te wanak min na sàgganu wanak mis na sàgganu lii yëpp gisoon nañ ko di ko wax muy ñëw te nag jotutul léegi lu nga teg ci baat lu raw lii dina ñëw ci kanam déglu leen rek xeetu saaga yi nga xam ne dégg nañ ko mais nag dañ ciy taxaw wax leen ne tey jii bu nekkoon ci dëkk bu normal lañu nekk Assane Diouf dafa war a génn kaso waxuñu dañuy rafetlu saaga Assane Diouf fi de waaye saaga moo tax ñu dugal ko kaso
tey jii ministre Malick Sall procureur de la République dégg ngeen xeetu saaga yoo xam ne mosoo leen ko dégg yu jéggi dayo yoo xam ne ñëpp la jaax kon tey jii moom ci yoon bu compétition saaga rek doon am dañu waxante dëgg Assane Diouf éliminé d'office du bokk ci ku ñuy compétir maa ngi doon waxtaan ak benn avocat bu bokk ci ñoom tey ci suba mu ne ma ci yoon procureur dafa war a autosaisir bu procureur autosaisirul ministre de la justice te ko mu saisiru ndax ñii li ñu def ak li ñu wax mu tàbbi suñuy nopp moo gën a garaaw li Assane Diouf wax wala def dëgg neex yàlla xamu ñun ñii dañoo toog fii nag cautionné wun saaga Assane Diouf yi kon bu ko keneen defee boobu ba léegi ñu ubbi suñuy nopp di déglu di wax ne waa ñu ngi déglu procureur te lu tax mu gën a garaaw gars yi tey jii dara du set partage leen dara du set bu nekkoon compétition wala scolarité saaga la rek petite section la Assane Diouf nekk ndax ñee ko dàq saaga fuuf xam nga lu ma jaaxal dégguñu leen ñu wax mais dama leen di fàttali Adama Gaye dafa bindoon bind laa wax de ñu ne xeetu tubaab yi mu bind saagale ci président de la république Arona ñi nekk ñu master 2 ñi ngi waaj def seen doctorat ci saaga dama ne nañ waxante dëgg Malick Sall moo taxaw fii fëgg dënnam ministre de la justice ñëpp di wax c'est fini on doit respecter les institutions on doit respecter la république ci bind bi nga xam ne moom la Adama Gaye bind mu jël ko ñu ko ràpp ci biir kaso bi ba pare pour mu nekk flagrant délit parce que dafa bind ñëpp a gis li mu bind au lieu ñu jàppee ko flagrant délit déedéet dañ ko yóbbu instruction pour la mën a toog ci biir kaso bi ñu dugal ko ci cellule plus de 100 personnes ba tey jii doyee Adama Gaye nee na leen ñukk fii ma nga Égypte ma ngi doxi soxla dama ne Dakar Matin. L'État, la justice, ne permettra, n'autorisera plus quiconque, quel que soit son statut, de fouler aux pieds, par ses paroles ou par ses activités, les fondamentaux de la République, de fouler aux pieds les institutions, parce que des institutions faibles, des institutions banalisées, ouvrent la voie à la déstabilisation. Je suis garde des Sceaux. Garde des Sceaux, ça signifie que c'est à moi qu'on a confié les institutions de la République. Le garde des Sceaux ne peut pas. Je vous assure, dans cette affaire de Adama Gaye, j'assume ma totale responsabilité. Totale responsabilité. Je ne peux pas, personnellement, en tant que garde des Sceaux, voir un individu, par ses écrits, par ses déclarations, passer son temps à insulter. Je dis insulter. Je pense que tout le monde a vu ce qui a été dit, a lu ce qui a été dit. Insulter celui qui incarne l'institution la plus sérieuse, la plus en vue de notre République, le président de la République. Je ne peux pas rester les bras croisés devant cette situation et j'assume ma part de responsabilité. J'assume totalement ma responsabilité dans cette affaire. J'ai dit que j'assume totalement ma responsabilité. Aujourd'hui, le parquet est saisi, une information judiciaire est ouverte. Vous n'entendrez plus le garde des Sceaux que je suis se prononcer cette affaire-là, aussi longtemps que la justice n'aura pas rendu sa décision en premier ou en dernier sort. C'est tout ce que je vais dire à ce sujet-là.
dégg nga de nee na moom moo assumé saisir procureur pour mu jàpp Adama Gaye noonu la ñu jàppee tamit ki nga xam ne moo di Assane Diouf yéen a ko dégg nee na j'assume ma responsabilité je ne vais plus permettre en tant que ministre garde des Sceaux gis nga ni mu ko doon waxee di marteler sur les mots yàlla nekkatul juge gendarme la ci mbedd mi la taxaw di xaar yàlla nekkatul juge gendarme la ci mbedd mi la taxaw di xaar bëccëg nar a kam monsieur le ministre ñu lay laaj rek xanaa déggoo li Dakar Matin. J'ai déclenché une guerre contre les ennemis de la démocratie, de l'état de droit. Vous voulez faire de notre pays une dictature qui ne dit pas son nom. Je refuse, je dis non. Waaw. Itel naa dugg. Allô? Waaw, salaamaaleykum. Maaleykum salaam. Sëñ Pape maa ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar. Dama génn tey nag xawoon naa ci émission bi. Waaw non ñu ngi doog a tàmbali kay mën ngaa wax. Waaw noonu la maa ngi la dégg nga teg ci ministre de la justice bi. Waaw. kàddu yi déggoo. Waaw yow moo ko waxoon de. Dama nee naa leen man dama leen di fàttali rek. maa la ko wax de VAR de moom mi ngi fi moom. Waaw VAR moom dafa métti de. Man nag li ma ko gisee. Waaw. Xam nga waa ji xaritam la woon. Waaw Adama Gaye xaritam la woon. waaw kay moo nekkoon témoin de mariage am sax. voilà. ñoo bokkoon même néeg. waaw kay xam nga ku mel ni président Macky Sall. waaw. oo wutal rek suñu góor gi. waaw. maanaam moom da lay bëgg a jariñoo moom rek. waaw. boo fideloon keneen comme que Adama Gaye am na ay cool ak nguur. ànd ak li mu doon xaritam mooy ko assumer ay responsabilité xam nga ñun moom. moom mënoon na doxal rek li république bi laaj. waaw dafa saaga ñu wax ne lii saaga la wala du saaga mu def loo rek pour di wane ne man damay assumer wala dara. yooyu nag soo koy def ci fañe mer nguur yàlla daf lay weer. moo fàttali dal ci affaire Khalifa Sall moo leen dal ci affaire Karim Wade ndax luñ doon woote rek xëy na def ko ba yàlla woon askan wi ne leen ñii doon leen wax lii ngeen doon seetaan bañoon a bañ lii nag lii moo tax nag ngeen waroon a bañ ca bañ jote gis nga ñu mel président Macky Sall baax na ci ab ndax suñ ci jaaree ba jàll au contraire suñ fi jaaree ba jàll tey bu Sénégalais yi xamee seen bopp am na yoo xam ne duñ ko nangoote mu def nag waxi bàyyi loolu bàyyi Moustapha man damaa yaakaar ne saaga yeeg yooyu yëpp seen waxi démb ak dañ ñëwoon duñ protéger kenn man jàpp naa ne buñ ko mënoon a def dara dañu ko def duñ ko baal dara waaye nag dama yaakaar ne dañoo xamante nag de voilà dañoo Cissé Lo mën naa ko jéem a xool sax ndax dafa démissionné wala déet parce que ñu ngi koy wax est-ce que c'est vrai voilà xam nga keroog maa ngi naan la am nga xam ne nit ñi ñu ngi koy wax di ko reproché Moustapha Sylla ak Moustapha Diakhaté mais dafa am man lu ma leen di naw ñoom ñaar ak ñoom xaw ma seen intérêt bi surtout bàyyi lu moomu bàyyi Moustapha moomu man naa am nag intérêt tax du la wax dara waaye nag dina ma xar yëpp moom bay doyee di ko def loolu tamit benn qualité la buñ mën a nangul nit bi ci topp nag li ci askan mën a jàpp dama yaakaar li mu wax moo xaaw moo gën a grave saaga yi diw waaw loolu dañ ci ñëw loolu kay dañ ci ñëw jox nañ ko nangam ak nangam waaw sàcc gi la sàcc loolu sàcc la moom sàcc gi waaw foofu nag dama ne askan wi moom li ñu wax nañu ñu li xew parce que yàlla defal nañu xeewal man nañ boo ñu neexee sax kum neex sax nga boole Moustapha Cissé Lo ci sàcc yi mais jàpp naa ne man na jee mucc waaye liñ ci mën a xamee rek mooy bu ci teg bu ci bokk yëpp wan nañu ne ñii muy lañu mel ñii lii la ñu mel nag askan wi ñoo war a jël décision xam ne tamit am na loo xam ne waruñ ko seetaan ndax askan gi loo wax ne mënuñu ko seetaan nañ lu ko raw waaw dafa bari liñ ci seetaan dafa bari xam naa maa ngi lay bàyyi dama ne ma mënuma ñàkk dugg jërëjëf merci beaucoup ma génn nii ma ne suma kiyee naa la woo jërëjëf ayca ñu dem xeex bu dee journaliste nga demal bind dëgg gi lii ma la waxee bind ko te porté ma plainte yaag statut qui ne dit pas son nom je refuse je dis non yéen bi ñuy xeex bu dee journaliste nga demal bind dëgg gi lii ma la waxee bind ko te porté ma plainte yaag Farba Ngom seen datay ndey laa wax doomu caga ngeen katu caga ngeen ay naafeq ngeen du ngeen defarum réew vous n'employez personne naan sàngara mooy seen ak caga ji doomi jàmbur yi ak jabari jàmbur yi ñàpp leen seen day fële
seen lëfal ndey ku ci bëgg a dugg na ñëw ñu xeex wasalaam. mais yaa xam nga depuis quelques mois dëgg la mais dangaa yàq sama der fenal ma ci ay rajo ci loo xamul dara ma bàyyi la nag ba mu jot ndax yow bi may wax ci affaire gerte gi Farba Ngom miy wax dañ koo jox gerte mu jaay ko Moustapha Niass Cheikh Seck ay meeru jabaram jox nañ ko 40 tonnes Matar Diop bu gàtt boobu nga xam ne moom lay àndal ay centaine de tonnes mu jaay ko Maysa Sele Ndiaye jox nañ ko 70 tonnes jox Sele ma nekk fële 10 tonnes yow joxuñu la wax naa la nga toog di ma saaga di wax lu la neex ma toog ba léegi nag may ñàpp sa ndey te doo ci man dara damay daqaar sa ndey demal ci procureur sa data ndey gis nga yoo xam man maa leen mag j'ai 65 ans 21 ans laa jëkk am million jàkkaarloo naa ak socialiste xeex ak ñoom. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Papa Ale na nga def. sant yàlla alhamdulilah. Diop Mamadou Italie. Diop Mamadou na nga def. ça va di la nuyu di la encouragé toujours rek. jërëjëf merci beaucoup Diop Mamadou nuyul ma waa Italie yëpp. ñu ngi ko dégg incha allah waaw ma ne. waaw suñu dëkk bi doy na waar de. ah gis nga de. ñu dëkk bi daal. waaw crise d'autorité la ñu am quoi. non crise d'autorité bu doy waar. bu jiggi dayo. dama yaakaar ne moom suñu président bi comme moom ba muy ut réew mi waa ji moo nekkoon premier allié muy Moustapha Cissé Lo. ñoo ànd fu ne nag. dëgg dama yaakaar ne xam lu mu ko ragalee. parce que xamul tax ma ne ñoo ànd fu ne. waaw damay seede. waaw parce que xam nga dëgg rek ka neex la. damay seede. dëgg la. jour bi ko Ablaye Wade convoqué commissariat central. oto Macky Sall la jiitu. oto Cissé Lo topp ci. oto 2S bi ma nekkoon man mii di filmer ñooy troisième oto. dëgg la ñuy filmer Babacar Ndiaye moo na ko. beneen bi. jour bi ñuy investir Macky Sall fii ci plage bi. plage yu Yoff. Moustapha Cissé Lo dafa sàkku fu ne invitation. ci télé ñëpp bañal ko. soo demee nga xool samedi mag. boobu mën naa ko jël samedi mag invité ko. dëgg la mais am na lu mu ko ragalee loo xamante ne Macky Sall lii fi mu ne du mujjee fenn sama gis-gis. du mujjee fenn mais xam nga li gën a gara Pape Alé. institution bu mel ne assemblée nationale. waaw. doomu Moustapha Cissé Lo dem ba ci institution bi di attaqué benn président di kii nu mu tudd Djibril War di ko attaqué di ko saaga ci biir assemblée bi. yaa ngi fàttali ko loolu moo ko ñemee def fii. mais di saaganteeg moom muy Djibril War mais kenn teyu ko dul di ko tàppal donc réew mi juste amu fi Macky Sall la maanaam kii Moustapha Cissé Lo am na Macky Sall dafa am faiblesse am ndax bi mu képp Abdoulaye dafa bëggee tëj moom la àndoon dem Touba làqatu ji te nee na jël na 300 millions def ko ci pour mu falu léegi nag xam nga politique moo bon ndax léegi Macky Sall dafa am yeneen alliés yu bees ñoom ñi nga xam ne ñoo sosoon ci moom rek mu écarté leen ku ci mel ni kooku Cissé nu mu tuddee fii. Alioune Badara Cissé avocat. Alioune Badara Cissé. Voilà ay Alioune Badara Cissé mais gars yooyu yëpp ñu ne ay premier allié da leen écarté. mais moo tax kii day révolté wu parce que dafa am loo xam da koo metti te gis na ne aussi ñi nga xamante ne ñooy allié Macky Sall actuellement nii ni ñuy saax-saaxee sunu alal mais dafa jaadootul. réew mi dafa mel ni amul kilifa daal. doy na waar c'est dangereux ce qui se passe dans notre pays non réew mi amul kilifa. doy na waar moom dama yaakaar ne kii attalutul réew mi xam nga li mu war mooy abal ñu balaa suñu réew mi yàqu quoi. parce que su mu nekk nii depuis coronavirus bi ma nga làqu kenn xamul ci li mu ne. kenn xamul ndax dafa wérul xam nga kenn xamul wérit ndax day wax kii woon bii passé adresse à la nation bi passé. da ko enregistré. waaw da ko enregistré mu ñuy dóor science mu ne ñu da ko visé wa coffre ba ko président lii nga tagg ko ñuy gis montage yi ngay wax ne ay dañ koy wax ko xamul te donc loolu notre république est en danger dafa nekk ci ay loxo yoo xamante ne réew mi ñi koy yor fi ñu toll nii xamatuñu fi ñu taxaw te xamatuñu fi ñu teg seen tànk mais et puis c'est dangereux war nañ cee taxaw na. jërëjëf nga baal merci beaucoup Diop jërëjëf mais saaga yi bu kenn wax na bu ko kenn teg parce que saaga yi ñëpp ko dégg di suma leen yéen bi may xeex cette région laa def ak moom fab sama alal yëpp def ko ci Macky Sall ngeen may saaga
danaa Dakar seen la yéen ñëpp benn par benn sàcc yi nekk ñi ministre directeur ku mel ne Farba jaay suuf si di lekk danaa xarfal seen bay maa ñëpp ndey pour ma bàyyi la da nga dem wenn li nga allo allo oui salaamaaleykum la famille. maaleykum salaam soxna si noo def. sama cheikh bi. maa ngi ci cheikh yooyu sama cheikh Tall dama déglu. yow laa yaakaar fii ak fa ñu jëm. ñu ngi lay ziar bu wër waay ñu ngi lay ziar bu wër. noo def ça va naka coono bi. waaw coono gi moo taxoon aju ma xaw a naa sonn moo tax ñëw ba woon mais moom. c'est important noppalu ci la. noppalu bi ci la waaye nag réew maa ngi. waaye dañuy ñaan nga noppale ko réew maa ngi toj fi mu nekk nii. ay waay mu ngi toj Pape Alé man dañoo tiit de. man de dama tiit sax. dañoo tiit Pape Alé ndax. mais nag kay ma wax leen xam nga lan la. mel ni yàllaa leen di weer de. waaw dëgg la. fii gis nga ñu nekk di saabu di wax ay censure te boo ngeen noppi du ma censuré wu ma dara. non. lu la weñ kenn du ko nekk di censuré di jéem a istile di wax ay amul fii. ci lu wóor. voilà dañuy wax mbir yi nan la demee ñu ne ñii ñoo incarné des institutions de la République. comment ils peuvent incarner des institutions de la République am possibilité di saaga ni. dañu waxante dëgg aussi. wallaay xam nga réew mi lu ko yàq. fumisterie ak maslaa bi ak raayante bi. c'est ça bëgguñu dox toutes les choses carrées nañ teg lépp mais rondi non Pape Alé non man rus naa damaa rus sama yaram daw je comprends plus mënatuma xàmmee Sénégal te li gàcce la waaye nag yàlla moo leen di weer c'est vrai. yàlla moo leen di weer ndax askan bi dafa sonn. waaw yaakaaru askan gii ñu tax yàlla dina ko seen yaakaar te yàlla dina leen weer kenn yéenew leen ko nag. ndax buñ leen ko yéene woon duñ leen fal. absolument. buñ leen yéene woon duñ leen ko duñ leen fal mais dañ leen yéene ba pare nu naawu askan bi pala suñu pour séddoo réew mi paacoo réew mi séddoo géej gi séddoo suuf si askan taxaw nii Pape Alé imagine toi rek est-ce que ñoom rek ñoom ñooy intellectuel Sénégal. ñoo ci gën a mais c'est intellectuel lañ sax ñoo ci gën a néew. sax dañoo tiit commencé nañu daw mbëri daw nañu étudiants yi daw nañu mais qu'est-ce que ça passe maintenant léegi ñu amul dara ñoo toog Sénégal ba xëy dee ndax tiit. non dina war. c'est des catastrophes. catastrophe moom ci la dëkk. c'est des catastrophes ci la ñu dëkk suba ngoon léegi ban Sénégal la ñu nekk. non Pape Alé bàyyi noonu bul tëj yooyu bàyyi leen il faut ngeen arrêté loolu. ba nañu ñaan yàlla àtte ñoom ñii. nañu dem ci jàmm nag nañu jàppale bu ñu taal réew ndax séddale nañ suuf si ba mu jeex tàkk. dee suñu géej suñu doom yaa ngi dee ci géej gi. ndax am seen yaakaaru tas. gis nga pour te dire Pape Alé yàlla nañu am guerre silencieuse ñoom seen biir. yàlla nañu am guerre silencieuse suñu doom yaa ngi dee ci àll ci dëkku naar yi ci désert bi suñu doom yaa ngi dee ci géej gi. jaboot yaa ngi jooy foo xam ne gis ñu kenn ndax seen jaboot yi réer comme ça xamoo ndax sa doom. Pape Alé dafa métti. sa doom jàng ba egg université réer dafay mel na ku dof parce que xamul ci lu muy jàpp. mais Pape Alé yal nañu yàlla àtteeg nii waay. amiin yaa rabbi yal nañu yàlla àtteeg nii. toroxal askan bi Pape Alé te yow nag jal na la yàlla may wér. amiin. man jébalu naa yaay sama chef. jërëjëf ñu yaakaaroon fii gis ñu leen de man mënuma ne dama lay yaakaar fa ñu jëm te gisuma la fii te jamono corona bi ñëpp dugg seen rôle la. dama c'est le lundi inchallah 6 juillet j'aurai joxe lii di lettre de mission président assemblée nationale. moom si seto. waaw Sénégal ñoo ko bind. bon. waaw ñu ne day démissionné. bu dee gisul lu mu xam parce que jamono bi ñu gis ni lu ñu xam parce que kay wax la leen am na ñoo xam ne ñun xam ñun nu muy demee après de ci nguuru Macky Sall nañu jàppale. c'est bien solution d'abord ñun foog ñu am solution Pape Alé c'est li nga xam ne ñoo fi nekk ba léegi ndax nguur dafa neex de. képp ku ñu fal te changé yu système ku ñëw tam day toog di liggéey foo sam di rawale li ñu am. demee noonu de. waaw système bi moom bi yoon xoolal pétition lañu def Pape Alé pétition la ñuy def képp ku fi nekk dañ koy signé xoolal international fu nekk mën nañ fa jébale li ñuy signé dañuy signé ba dëkk bi xam ne lii mooy seen projet lii la ñuy doxalee population. non balaa keneen di fi falu moom fi ñu wax lu leer. voilà nañu wax lu leer ba pare lu leer dañ koy jébaane. waaw loolu laa wax
carte yu leer la moom moo tax dañ koy njëga parce que ñoom pour te dire Pape Alé baal ma ñoom roy ñu comme français yi roy ñu comme européen yi Europe lu ñu rawale dañ koy yóbbu seen réew waaw dañ koy yóbbu seen réew seen gouvernement tout est carré même bu ñuy def li ma di ci pays africain parce que on est faible mais fii kenn sañu fi nekk ministre wala député nga lekk seen 1 euro foo jëm loolu nag dinañ ci ñëw ci kanam léegi jërëjëf Pape Alé ma bàyyi la parce que xam naa ñi la soxla bari nañu jërëjëf waaye sama cheikh maa ngi lay ñaanal nga wér bu baax amin yàlla jërëjëf merci beaucoup merci waaw Cissé Lo dañ doon wax rek mais bàyyi Cissé Lo kay la démocratie de Dakar. xam nga Cissé Lo déglu leen bu baax li mu tàmbalee wax parce que c'est important kon bon loolu dinañ ci dellu si mais Cissé Lo xam nga gars yi dañuy wax mais c'est un révolte moo tax muy wax li mu wax mais xam nga li ma jaaxal dégguma procureur dégguma ministre de la justice ñoom ñëpp dégguma ci kenn te ñoom ñoo taxawoon fii di wax te da ciy saaga yi ñu dégg naan sàngara mooy seen ak caga gi doomi jàmbur yi ak loolu Cissé Lo moo doon wax noonu Cissé Lo voilà dama bëggoon ñu déglu parce que li mu tàmbalee wax man moo am solo parce que dafa am loo xam ne ay nit buñ nekkee di ko def te du lu bees parce que du Cissé Lo rek a wax xam nga gars yi dañuy wax Cissé Lo mais du Cissé Lo rek a wax du Cissé Lo rek a wax ñoom ñu wax bari na Farba Ngom dafa wax fi ñu tàggoo ci am na fan la ñu tàggoo ci wàllu téléphone gis na waaw Farba Ngom dafa wax Cissé Lo wax voilà Farba Ngom dafa wax Cissé Lo wax te bu ñu rek ñàkk wax noonu moo tax ma ne il faut que ñu xoolaat li nga xam ne dinaa leen tegal lépp loo xam ne wax nañ ko ñoom ñaar parce que loolu boo leen ko xamul da ngeen di erreur bëgg condamné kenn mais li nga xam ne moo xew ci mbir mi moo di maa ngi leen ko doon wax léegi Cissé Lo ci biir wax ji yëpp xam nga président Macky Sall ay ñi mu ànd ak saaga ko mais raw loolu garaaw ci moom de sax yàgg ngeen dégg ay audio ñi ànd ak Macky Sall saaga ko wax ko lu garaaw du leen def dara xam nga fan lay mujjee audience ñu waxtaan mu jeex Macky Sall mi ngi aay ci justice ci ay adversaire manipulation justice répression ci loolu la ay ci ay adversaire am yu ko war a xañ ci wàllu politique à part loolu ñeneen ñi garaawul ñi ànd ak moom buñ ko saaga garaawul kan moo gën a jege Farba Ngom couple présidentiel bi kenn nii lay duggee Mermoz heure bu ko neex du ko gën kan moo ko gën a jege kenn gënu ko jege am na confiance am la recruteur am la député am la maire am la gis ngeen ko bu baax li may wax nii dégg ngeen ko gis te moo ne Farba Ngom def na fi lu ne préfet poñe na fi préfet lu ne coow lu bari ba administrateur yi seen kuréel googu ñu am bind wax mu jéewul fenn cortège présidentiel ñëw na mu bëggoon koo jàll waaye li am solo moo di suñuy wax ba wax voilà kooku Farba Ngom moo daan wax léegi ma bëgg
ñu xool The Bluetooth device is connected successfully. Très bien. Commerce ginnaaw suba mu tudd peut-être Abdoulaye Diouf Sarr c'est-à-dire que nit la koo xam ne mu nudd ministre de l'agriculture ñett bu amee c'est-à-dire que Mansour Faye dañ ko jox responsabilité néewuñu ko fabal ci Farba Ngom moo doon wax moom li mu wax dafa garaaw sax moom nee na kii dof la mais Cissé Lo moom dañ koy nangul benn mbir ne moom li mu wax da ko assumé mën naa leen génnal li nga xam ne moom la wax ki nga xam ne moo di Farba Ngom mais li ci am solo te gën ma ci amal solo moo ñoo itteel ñun ca dëgg-dëgg Moustapha Cissé Lo wax na ni ñuy jëlee commission boo xam ne président les présidents des commissions parce que nee na dafa ñëw di xas tudd tey Mansour Faye suba mu tudd madame le ministre du commerce ginnaaw suba mu tudd peut-être Abdoulaye Diouf Sarr c'est-à-dire que nit la koo xam ne mu nudd ministre de l'agriculture ñett bu amee c'est-à-dire que Mansour Faye dañ ko jox responsabilité néewuñu ko fabal ci ay homme d'affaires wala ay promoteur yaa ma neex y a des critères même su fekkee la loi bi protégé na ko par ordonnance y a des critères il faut déposer il y a des prix qu'on demande bëgg na rek Mansour jël ceeb bu bëri jox ko mu jox doomu wala ñu jox ko mais quand même dafa am li ko te loolu la même personne ngay jox léegi ceeb moom nit li ko xam ne pour nga xam ne Moustapha Cissé Lo xaj laa wax am na loo xam ne fu mu jaar ak man du ma benn kàddu di ko saaga ne wala di ko saaga bàyyi mais leneen lu mu dégg maa ko wax am na loo xam ne wax dëgg yàlla am na ba pare kenn mënu ci dara mais wax dëgg yàlla Cissé Lo moom dof la boole ak soxor ak kiñaan bu amee soxla boo xam ne da nga ko koy fajal ko lundi mardi bu ñëwee te soxla bi nga ko doon fajal lundi fajoo ko fàtte na bisu lundi bi il a des comptes politiques yi muy réglé man tontu moo ko dama koy yamale parce que loolu la xam Cissé Lo ma wax la leen de c'est un fou mais xamul loo ko wax rek mu baal la du genre boobu il faut lui remettre ordre da nga koy woon place am loolu la xam dafa def ko pare boole ci iñaan soxor. Dakar Matin. yaa xam j'ai déclenché une. Lui il pose un problème de démocratie et de dictature loolu la wax nga ne dafa déclencher benn combat pour loolu xam nga kii mi ngi koy jiiñ ne dañ ko pàcc mais xamul tax moom tamit léegi nag wax ji fan la defee kon ñoom moom léegi d'accord nañu dañuy pàccoo mbir mi parce que nag Cissé Lo au delà de saaga yi nga xam ne moom la nit ñi bëgg a jàpp Moustapha Cissé Lo tudd na Moustapha Niass ne dañ koy jox ci semence muy jaay tudd na ay miiru ñi ngi jabaram 40 tonnes tudd na Cheikh Seck tudd na Farba Ngom tudd na Matar Diop tudd na Maysa Sele Ndiaye mais yaa xam nga depuis quelques mois loolu yëpp tudd na ko mais ñooñu ñu tudd est-ce que jaadu na ñuy jël suñu semence di ko séddoo si biir même bu ñuy tuumal tey jii Cissé Lo ñun lan moo ñu ci intéressé est-ce que alalu réew mi suuf si dañ ko war a pasare fuñ ci dagg jox ci li nga xam ne moo di ki nee na sàcc nañ ci terre sàcc ngeen ci building administratif bi porté leen ko plainte Cissé Lo ci lim leen wax porté leen ko plainte nee na sàcc ngeen moom moo ko wax yéen na ngeen dafa dof dafa soxor mun a waaw yéen a ngi fàttaliku daaw ba ñuy voté budget bi mais da ngaa yàq Moustapha Cissé Lo ma ci ay rajo ci loo xamul dara ma bàyyi Moustapha Cissé Lo de ma bëgg a wax noonu alors damay bëgg a wax foofu rek fii la toog jàkkaarloog ministre de l'agriculture ci Cissé Lo man xam nga saaga yeeg yooyu waxam parce que seq nañ ko seen biir ñoom ñëppay ragalante seen biir
mais fii la toog ne leen semence bii ngeen jël ak engrais bi di ko pàccoo seen biir jox ay ministre diw priorité aux appels allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. grand pape. waaw. ñu ngi lay ziar. ak social si xeex ak ñoom. ñu ngi lay delloo ziar bu wér. ñu ngi lay ñaanal. yàlla na yàlla nangu. ngay def ngir Sénégal. jërëjëf. ñu ngi lay déglu ne bu baax a baax sëñ bi. kontaan nañu bu baax. jërëjëf. kontaan nañu bu baax ñu ngi lay suuftaal si ne teel a yàlla dogal ñu participer si émission bi. tout à fait. waaye man li may contribuer rek mooy femme bi jógee sànq lu mu wax. mooy dafa mel ni ñii suñu at mu ngi leen di waaj daal yàlla na suñu at yàlla na leen daal. Pape man mii wax ak mii yow bàyyi naa fi sama liggéey 92 manifestation ak nangam ak ngam yëpp yi nga xamante ne moom bi yi am Sénégal sama kanam la. place de l'Obélisque grand manifestation bu ñu defoon keroot. président Macky Sall sama kanam la wàcc. ñu doon xeex ak nit ñi doon même personne yi bu ñu toogee li ñu doon xeex ñu def pire que loolu vraiment man sama wàllu bopp daal man président Macky Sall daal man sama gis-gis daal mu ngi décevoir Sénégalais yi ko. waaye nañu yàlla jàppale ba mu dem si jàmm bàyyi li suñu dëkk jàpp. na li ñu yàlla musal comme ni ñuy wax man ñuy baax ñi ñaan ñu fi def mu ngi ci ba léegi mais fu mu jëm daal moom ku nekk daal bu yóbboo nga ci. parce que justice yi moo taxoon méttiwaat gars yi jëlee ko fi kon ñoom bu ñu ñëwee jànguñu dara ci loolu. puis ci li nga xamante ne ñoom ñi doon def ñeneen bi doy na waar maa ngi ñaanal ñëpp di la ñaanal yow vraiment chaque bés bi yàlla sàkk moom su ma la déglu andi rek seen kii moom saa yi maa ngi lay déglu. jërëjëf di la remercier vraiment ci liggéey. merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf maa ngi woote ci Madrid. jërëjëf. xam nga Cissé Lo dafa toog mu jàkkaarloo parce que ñun lu ñu moo di xam nga am na kuy wax ne Cissé Lo li mu xam yëpp la ko wax dëgg la loolu moo ñu intéressé parce que bu nekkee ne ñoo doon dil ba génn mu war na la diw ne diw te ñoom ñëpp ñu chaque jour mu jaar ci digg bi ne leen sàcc ngeen fii la taxaw ne ñi fiy trafic drogue yi ñëpp nekk ay kilifa xam naa leen bu ma procureur woowee soxlawuma sax avocat su ma demee ma waxal leen kan la réew mu normal damay laajte rek bu nekkoon ci réew mu normal Cissé Lo du yegg suuf bu ko waxee balaa muy daaneel kàddu yooyu procureur convoqué ko ñaata tonne cocaïne la ñu jàpp fii ci port bi dama lay laaj dañ koy jàpp ba pare ñu xëy suba nañu lii réer na lii ci cocaïne bi réer na allo. oui allo. oui. oui man la. waaw ñu ngi lay déglu. waaw Pape. waaw. man la Saliou Ngom maa ngi Londres. waaw Saliou. waaw dañuy ñaan ci yàlla yal nañu yàlla dimbali ñu ci Macky Sall ba buy génne kii yàlla bu kii bi dañu ko àddina. mais dafa tos yaakaar. daf ñu bett ñun ñëpp. te nag kenn kontaan nañu ci moom. nit ñëpp balaa ko nag jërëjëf. jërëjëf. waaw kooku dem na mais ngeen mo fu salis kan je crois alors arolo bu ma rek galaw cocaïne bi dafa mel dafa tàgg day def waat cocaïne day dox loolu jaaxal day jàpp benn tonne cocaïne suba nga xëy ñu la lii réer nee na soyons sérieux dans quel pays sommes-nous Cissé Lo loolu la leen di wax xam nga ki taxaw na leen man xam naa ñiy jaay drogue fii ci réew mi ñi fiy jaay drogue xam naa leen ñëpp na pat on rase les murs Cissé Lo dem taxaw assemblée nationale jàkkaarloo yooyu yëpp li ngeen di wax ci wàllu mbay mi du am li ngeen di wax ci wàllu mbay mi du am parce que fa mu war a dugg fa semence bi ngeen di wax am
ba mu war a dugg fa ministre bi ñëw mu jàkkaarloo moom na ko tel député jox ngeen ko tant de semence ce n'est pas normal tel ministre jox ngeen ko tant de semence ce n'est pas normal mu ñëw taxaw wax loolu yëpp gars yi tam ko dem na ko woy parce que dañ laa joxul moo tax ngay wax mu ne leen da ngeen ma bëgg wax ji leer yow ministre de l'agriculture dama lay défier génne liste ñi nga xam ne ñoom ñëpp lan la ñuy jox mu ne ay xale yu ndaw ngeen di jël semence yeeg engrais yi di leen ko jox ñu la ñuy ñëw jaayaat quota yi leen jox te état moo subventionné loolu dëgg lam du dëgg fii la ko wax fii la ko wax nee na ni ngeen di jox ba pare nag défier leen ma dalal ko émission mu ne ma Pape Alé wax ji dama bëgg mu leer man ko mais Cissé Lo lan la wax ji leere mu ne yomb na dañuy wax ay gros porteur ak gros transporteur xam ñu koy woyee ñoo gros producteur avant loolu forum civil Birahim Seck moo ko njëkk a wax mu ne leen léegi wax ci day leer nañ génne liste bi boobu ba tey ministre bi benn interview la def populaire di wax ne oui on va revoir mode de fonctionnement on va revoir mode de fonctionnement Cissé Lo nee na yéen sàcc ngeen moom nee mu ne te mu assumé mu ne man jox nañ ma ñebbe bi ma jox état bay ma contacté jox ma ko aw ma ko fii sax Burkina Faso laa ko jëndee indi ko fii mais dañ waxante dëgg am na ay proches du président de la République qui sont devenus milliardaires te mënuñ ko justifier xam boo leen déggee seen biir wax lan la lay wax ku suqali CREI yi du ñoom mais boo leen déggee seen biir wax lan la lay wax oui CREI yi il faut revoir mode de fonctionnement CREI yi il faut que ñu xoolaat CREI yi te ñoom bañ koy suqali képp kuy justice képp kuy d'ailleurs bañ koy suqali temps yooyu ñen nekkoon ci ministère de la justice kenn dong bëgguma tudd moo d'accord ci suqali mais képp ku fa nekk juge wala magistrat bu xarañ am expérience nee na leen bàyyi leen lii ngeen bëgg a suqali parce que amul njariñ jiin nit ki sàcc ba pare da ko indil preuve doo sàcc arrêté CREI yi waxuñu woon 25 procureur ndaw bu ma koy wax chaque jour damay wax ne dafa ndànk procureur ndaw ñun woowuñu ko moo woo journaliste yi def conférence de presse lim ay turam ana ñum lim mennum Karim Wade tey bu njaay fii lañ ko jàpp bëggoon ko def xam lan lañ ko def tey bu njaay dañ ko def ni trophée de guerre dañ ko jàpp toroxal ko yóbbu ko gendarmerie dugg ko ci fi nga xam ne fi ñu leen den karo neen am kenn koo xam ne responsable journaliste la weesu rôle responsable mu dem ca biir bi ko wax ne ko sa famille ngi xaru lii jël ko transiger nga ñoo d'accord sa famille ñi ngi waaj a xaru tey doom ñi ngi waaj a xaru looluy dëgg trophée de guerre dañ leen bëgg a def trophée de guerre jékk ba si yàgg Karim Wade dong lañ ci topp ak Abdoulaye Balde parce que épée de Damoclès lañ ko def ci kaw boppam man sax damay wax ne Abdoulaye Balde lu ko tere moom tamit am fulla ak faydam jamono ji ne leen dossier bi vidéo leen ko ma noppalu 25 yi ñu tuddoon anañ ci CREI bi tey jii rapport yi nga xam ne ñi ngi ko génne rapport OFNAC maa ngi ñëwaat laa wax rapport OFNAC rapport Cour des comptes fan la nga mës a gisee ci République du Sénégal ba mu amee ba tey jii dañ waxante dëgg ba mu amee ba tey jii Senghor ba tey jii laa la wax Cour des comptes génne rapport président jot rapport bi di wax ne oui on va mettre une commission pour voir musta am pourquoi une commission
ay magistrat yu chevronné xarañ def seen liggéey jox la ko jàppal la say nit ne la kii sàcc la kii détournement la nga téye ko inspection générale d'état warloog ñun ñu leen di fay koppar yu bari lool mu nekk ca présidence mu warloog ñun at mu nekk mu génne rapport sur la bonne gouvernance 2015 la ko gëj a génn li Cissé Lo di wax ne ay saay-saay ay wuyu moo fi nekk et je vais mener ce combat am na li ci nekk dëgg man saaga yeeg yooyu seen biir la ñoom daggante ndey yi ñoom seen biir la man duma ci sori que kii mi ngi koy wax na ko dof nga xaj nga kii saaga kon seen biir la mais liñ ci intéressé mooy posons le problème de la gestion de la bonne gouvernance dans ce pays parce que sàcc gi nga xam ne Cissé Lo wax na ko ci semence bi am na wala amul bu amul ñim cité seen tour nañ ko porter plainte parce que moom ci boppam nee na leen dem leen ci procureur am na wala amul réew mi dama ne gars il faut qu'on arrête sa masla la famille dama bëgg yéen ñëpp seen statut yi boo leen ci d'accord ngeen def seen statut yëpp guddi gi yëpp jëmale suba non à une république des insulteurs et des voleurs non à une république des insulteurs et des voleurs parce que Cissé Lo loolu la ñu wax Cissé Lo li muy wax yëpp lu leer la allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ñu ngi baalo mon frère. waaw ñu ngi lay ziar. maa ngi ziar bu baax a baax a baax. yàlla na yàlla nangu ziar. maa ngi ziar famille bi yëpp. waaw famille bi yëpp tamit ñu ngi lay ziar sama tur. waaw man kay li ma bëgg xam mooy man millions yu bari yi ñuy sàcc man te ñu maa fay. da laa yoral xaalis yow. 2013 ba léegi ñoo ngi sama plus de 50 millions yow ñuy xam nga ci dara ndax ñoo naa ba sa bureau ñu toog. waaw man xaalis bi ñuy fawee te man ma liggéeyal leen ñu amal 50 millions boobu ba léegi 2013 ba naka ni dama dawloo. jege woo leen. ma fekk leen fii Paris biñ fi ñëwee ci seen visite d'état bii. waaw. Mansour Faye ngi may dégg Cheikh Amar may dégg. Collègue Maysa Ndiaye mu ngi may dégg. ba ñëw toog wax ak ñoom Mansour Faye daa di may ne boo bëggee gis président sa première dame toog doo ci jàpp ma ne axanka yi. mu woo Amadou Ba ne ko toppatool ndaw si Amadou Ba xool dossier yi dama waaw 2014 ba fayuñu ko dama la waroon a booleeg agent judiciaire de l'État Antoine Félix Diome mais dafa dem Amérique bu subaa na nga fi dellu si Mansour ne ko kii doo ko fi dellu si kii boo ko gisee nga xam ne dafa feebar doo ko fi dellu si te ma xam Amadou Ba nag ca xam bu njëkk ba ca Ndakaaru ndax maa ngi woon ci benn lab bu siiw ci ponti bi dëgg la diggante Rafenel ak ci fi pa yorolaam moom Rafenel bi ba ci angle Blanchot mais ci gàttal daal ba ma waxee ñoom ba noppi waaw Mansour Faye boole ma ak première dame waaw wax dëgg yàlla nag may sant première dame bu baax parce que toog na déglu ma wax ak moom te dama wax sama rangoñ dal sama dënn mu ne ma turandoo boo jooyee ma jooy mais ba loolu weesoo Amadou Ba keroog laa ko gëj a gis su ma ko woyee du ma wuyu su ma ko woyee du ma jël su ma ko yónnee message yi tontu déet dama koy transféré Mansour Faye bi may gisaat Amadou Ba mooy bi ñu fi ñëw ci parrainage sa daw ci fii def parrainage sa Dakar ba pare daw ci fii keroog ñoo nga doon dem jëlee ji Versailles te xale yi enfariné seen oto yi ci laa ko gisaat fekk ba ci biir oto mu nekk ak jabaram ma ne ko yow mu naa ma ne ko ca la ma waxoon Mansour Faye laa lay waxaat newoon naa la ba ma lay xam ca Dakar bu jëkk ga booba temps Assane Dianko moo doon sa chef de centre Dakar Plateau mu naa ma ne ko waaye bu leen tagee ministre dootu leen xamante ñan ngeen seen nitu démb man nag politique ma dama liggéey sama liggéey ñàkk ko ñu war ma ko fay bu leen arrangé ñu ne état continuité la bu leen arrangé duñu la jox dara comme nag ñoom nag ñu ngi sàcc ay xaalis bu dul jeex ni ma Cissé Lo di ko wax te nag may gërëm Cissé Lo man nag Cissé Lo la àndal de parce que ba ma ñëwee fii ba ma ko woyee téléphone
daf ma rappelé ne ma soxna si man de dinaa ci dox ay jéego première dame laa bëggoon gis ma ne ko gisante ma ak première dame mu ne ma nag Amadou Ba lu mu la mais xam nga non man xam la moo ma jaaxal sax comment dans une république nga liggéey leen ba pare kan moo fal première dame am mani loolu ma fi am ba may def ci liggéey di liggéey sama liggéey di jël samay caution samay attestation di peut que samay bien gisuma leen woon mu liggéey ba pare nag ñu teg ma foofu ba liggéeyoon ba may recevoir ak te juin ba Mayem Faye Sall ngi toog ak Aminata Mbengue Ndiaye keroog moom la àndal Mamadou Talla mii mun na ko jëlantaal ma not léegi Mamadou Talla mooy ministre de l'éducation nationale waaw est-ce que dox na ci benn jéego def ci dara kon nag dëkk bi kumba am ndey la kumba amul ndey man nag affaire dama ko bëggoon a koy ay faama ne woon teeyal ñu dox ci ñu ndàngam léegi nag sonn naa tàyyi naa porté nga ko presque ba pare porté naa ko presque nag tey ci famille parce que dafa jot pour ma dugal ko parce que si loolu lii ma wax nii keroog ba ma ko wax dafa ne ma soxna si yàlla Serigne Touba jàppale mais Amadou Ba lu mu la wax de man su ma ci mënoon dara dinaa ko ci def ndax Mariam Faye laa la doon bi te gis nga ko ba pare mënoon na ma ne bu subaa woo ma bu subaa rappelé ma mais dëgg la wax si loo xëy na naqare dara trop li mu wax saaka yi rafetlu ma ko mais loolu seen biir la yaa xam mbay nii gis naa ko fii ba mu ñëwee nekk ci biti xale lu jigéenu Paris yi taxaw dagal ba dang mu génn mi ni mu jot mu génn jafal cigarette di bandi loolu di taxawaalu ma dafa gis na man mu naam ko sama soxla laa am di ko dox yaa ngi dégg bu baax man woowu ma la de dama am sama soxla di ko dox si fii tey nag la Ndakaaru neex rek ñoom ñi nga xam ne kenn xamul fu ñu jógee bëgg ñëw bëgg nag doon ay buur ci kaw nit ñi di liggéey di ñàkk seeni alal à la sueur de leur front ñu bëgg a jël def leen benn façon nga xam nga ni lii dañuy def ni jaadu lii bu leen jigee sax ma xam ne waaye rek man nag duma bàyyi tey duma bàyyi ëllëg yàlla baax na jërëjëf soxna si saa ma leen gisee ci Paris bi dinaa ñëw taxaw fii Philippe Andele inshallah jërëjëf jërë ngeen jëf bàyyi leen ma ak jërëjëf jërëjëf c'est vrai dëgg la mosoon na ma seet seen bisi mi expliqué ma ci lu bari document yu bari ñu yàgg waxtu di seet si woon na ma dama lay wax ne lépp lu ñu wax rek dafa fekk ne nit nee nañu ko toq suñu nopp allo Pape waaw ça va na nga def sant yàlla ça va maa ngi lay woowee depuis Paris Khalifa waaw Khalifa noo def ça va grand ça va bien sant yàlla alhamdulilah c'est que Pape problème bu amee gars yi institut yi rek la ñuy xool mais si c'est l'eau waaw institut yi muy def nii ñun ñu gouverner chaque jour ñu insulté ñu chaque jour ñu wax dëgg ñu loo xam ne duñ ko def chaque jour ñu def ñu ay promesse yoo xam ne duñ ko def loolu nag institut c'est une façon de violence dëgguma la yàlla bu la yàlla def bas naa dégg Ousmane Sonko mu ne cay waxam mu ne chaque jour Macky Sall jël justice bi dal ci kaw nit te du jaadu mu ne insulte mënu ko gën a rëy il a raison c'est une forme de violence mu ne ma violence ak insulte mënu ko gën a rëy voilà si c'est le bu insulté bu nit ñi taxaw naan ay saaga na kii sénégalais yëpp ay saaga nañu déglu derrière moom laa la wax accusation yi muy def danaa leen chaque jour dem leen woo procureur ñu woo dara donc ça veut dire que ne am na fu mu leen téye il faut juste qu'on soit honnête chaque jour li mu leen di accuser Yakham Mbaye chaque jour problème bu amee mooy jël devant la scène commencé insulter commencé wax nit ñi manqué leen respect donc voilà c'est entre eux comme ni ñu koy waxee rek gis nga affaire yi boo indi dóor teg seen ay jël à la fin ñu lay mujjee éclatement la mujjee donc population sénégalaise ñu ngi toog di leen xool ngeen di xuloo seen biir mais man li may wax surtout pour terminer foofu ne sénégalais yi tamit lu ñu dal ñu ñoo ko def suñu bopp chaque fois bu ñuy tànn du ñu tànn nit de valeur du ñu tànn nit dañuy tànn surtout nit ñi ndax intérêt loolu nag muy répercuté ba léegi après ñu toog fii chaque jour taxaw di wax naan non c'est-à-dire ki ñu tànnoon bett mais nit dafay xool les détails les choses qu'il te propose am na yoo xam ne kenn mënu ko nëbb nit ki mënu ko nëbb avant nga koy tànn da ngay xool démb xool ñu doon comporté wu avec les gens donc c'est aussi simple que ça mais si di la encouragé jërëjëf voilà jërëjëf la famille yëpp jërëjëf waa famille yëpp ñu ngi lay fay sama kàddu xam nga li ma daan wax laay def nañ ma limal rek ba président Macky Sall mu leen wax gouvernance sobre et vertueuse mu nekk des gouvernance sombre et vicieuse qui nous a été vendue
xam nga Ablaye Wade dama ne Ablaye Wade tëj na ay nitam bàyyi la woon Cissé Lo moom gars yi yéen a ngi bëgg ma woo ko mais Cissé Lo dafa naqadee jot na allo oui oui asalaamaaleykum dama bëggoon bokk ci émission bi ay ca ñu ngi lay déglu bon maa ngi tudd Mouhamadou Ndiaye benn sénégalais bu nekk Londres man personnellement sama avis pour que bañ a personnaliser débat bi pour man Cissé Lo la personne Cissé Lo waru toog ne nous intéresse pas li mu teg ci kaw table dañu intéresse wax dëgg la wala du dëgg loolu moo ñu soxal ñun voilà mais nag pour xam loolu il faut que ñu portal leen voilà waaw man personnellement même bu dee nit dañ ko xamee mu wax nekk mu nekk koo xam ne table di wax dëgg saa yu waxee waru tere ñu war ko déglu ndax mun naa am bis boobu noonu ñu koy déglu mu ñuy wax dëgg donc ni ñuy bàyyi xel ci li ñuy wax te bañ a doon di xool nit parce que man lu ma ñàkk lu ma doyee di mun naa am bis dinaa wax loo xam ne dina amal njëriñ sénégalais parce que c'est pas la première fois Cissé Lo di def révélation yu mel nii taxaw na kaw assemblée bi nga xam ne ça représente tout le peuple wax ay révélation yoo xam ne allo su doon man nii la sénégalais lambda maa ko wax Papa Ale dina doon dal sama kaw pa bi la so hey Cheikh ça va waaw léegi ko pa dafa xaw a jaga di fi nekk ni waaw non feebaru état de santé c'est normal hein temps beeg yooyu dama dégg mu ne day ñu ne day déposer lettre de démission lundi am na wa amul mu confirmer ma waa d'accord bu ñëwee nga ne ko Papa Ale mi ngi ko doon jéem a jot jërëjëf kii doomu Cissé Lo nee na nekku fi dañ doon wax ay affaire dafa xaw a jagateeg yooyu donc kii doomu Cissé Lo la donc ñu mën koo xam kon may wax rek ne gars yi ne li ma wax du dañ nee naa leen kii mujj dugg léegi li mu wax lu am solo la li Cissé Lo wax na ci duut baaraam nañ ci àndandoo yàgg nañ ci duut baaraam Abdallah Konté déggal na Cissé Lo jot naa ko doomam laa jot nee na bu góor gi ñëwee dinaa ko wax mu woo la doomam moo yor téléphone voilà waaw Cissé Lo défier na leen te gis nga waxoon na leen ko défier na leen wax na leen li mu war te li mu wax nii kenn mënu cee parce que day naqadee weddi xam ndax muy naqadee weddi parce que dañ fee gis ñu ne xaalis bu màggam gaawee rek juddoom rafetul xaalis bu màggam gaawee rek juddoom rafetul te nag Cissé Lo dafa waxati chaque jour mu wax leen ay mbir yoo xam ne kenn mënu koo dindi bu ko waxee gaa yi ne leen woy ñu ne Cissé Lo bàyyi leen ko muy wax rek xam na Sénégal booy wax ci nguuru Macky Sall mais ñun woy soo waxee ñu ne non bàyyi ko muy wax rek day làmmiñ ces grandes gueules là ñuy dem rek moo tax am na benn article boo xam ne ma jàmbal da koo bind benn jour damaa réewee bëgg de ma jàmbal leela Covid bi dafa wane incompétence ñu bare yoo xam ne dañ leen doon wax yéen ay toto tàpp paate ngeen xamu leen dara mënoo leen jiite sax qu'est-ce que PMU ñu nommé leen ay poste de responsabilité waaye bu leen doon nommé ci poste de responsabilité mais nag dafa am un mais président de la république bu jàkkaarloo ay directeur de société ne leen ku ñàkk sa localité ma dàq la ministre ku ñàkk ma dàq la loolu mooy jël leen xaalis bi campagne parce que nag président bu jëloon benn ñaar ñetti nit ñoo xam ne contrat dañoo ñëw rapport épinglé leen ñu yóbbu leen
ba leen yóbbu ci rapport boobu mu bàyyi leen justice nee naa leen rapport taxul nit sàcc rapport bi da koy def nga dem layoo ak say avocat mais tey ji dafa galaxie du autour du couple présidentiel moo am gis li muy wax ni du waxu ñeel mais galaxie la da leen di mën diw ak diw ak diw ak diw nga xam ne kii lan la sekk ak madame Faye Sall ba ñu nekkee seen jurbel bi nga gis ñu ne la milliardaires yi wala homme d'affaires yi nga xam ne ñooy gravité autour du pouvoir Abdoulaye Sylla Dame Diané wax la agent judiciaire de l'État Antoine Diome ñoom ñoom yëpp ñoo bokkoon seen jurbel ñu bu ñuy lim sax yéen turu libaane tuddal leen ci ñoom kii xam nga dégg naa Farba Ngom ne way dafa bëggoon ñu jox ko ceeb bi mais dafa xam ne noonu lay demee dafay xam nag parce que ku am fit di laaj ci yenn anam yi rek dafa fekk ne yow leer na la biir na la ne noonu leen koy séddoo ci biir nguur ku am fit xam nga réew moo xam ne lépp day jaar ci yoon suñu waxee ñu ne nga def attaqué ministre du commerce parce que ministre du commerce daf ko bañ a jox DIPA ma ne leen waaw parce que bu nekkoon ne DIPA yi dañ ko doon jaarale ci yoon moom leer ko ne ko doom fit wala xel di ko def xamu ndax dégg ngeen wala déet bu la leeroon na yow ministre du commerce ak ku mënta doon DIPA yi nga xam ne daf ko war a joxe da koy jaarale ci yoon doom fit doom di ko laaj bu ko leeroon biir ne lii nga xam nga léegi dégg naa Mansour Faye mu ne dañoo am problème ci wàllu nu koy wooyee macaroni pat bi nañu wax kañ la ko joxoon bu ko waxee dëkk bi toj nañu wax kañ la ko joxoon ak lu mu tële Rama Sonko xoolal sa son man awma problème son de xoolal sa son naa fi yow rek yaa ko fi am ma tooñaale sama waa famille bi nañ waxante dëgg tooguñu fii ne dañuy def mise en demeure ay nit ñu ne lu tax ñu war leen def mise en demeure ñu ne parce que tout simplement ne képp ku bokk ci wàllu li nga xam ne moo di aide alimentaire da nga def déclaration sur l'honneur ku def déclaration sur l'honneur kay mënoo ko def mise en demeure parce que kooku dina la prouver ne mën na ko def li ñuy wax dafa leer nañ dama ne ñu waxante dëgg rek te yàlla tax ñeme wax ji nag wax jarul raaya leen nëb yéen ñi ñëpp gis ngeen seen koñ kenn ko ànd ak nguur gi ci temps bu gàtt mu am ci alal joo xam ne jéggi na dañoo jaaxal nañu jarul sax ngeen may déglu rek seen koñ wala homme politique li Cissé Lo wax ci suuf si dañ ko weddi ñoom ñëpp ay 30 fu ñu dagg et su ma déggee président de la république di wax ne way jël nañ 30 hectares jox ko caisse de dépôt consignation mais daf ñuy daf ñuy lëre dinaa leen wax lu tax fekk na boobu séddoo nañ 42 hectares piste bi nga xam ne moo nekk avion présidentiel bi muy wàcc te président mënu ma wax yëgul loolu xam lu tax benn pistam lañ jël ci biir aéroport Léopold Sédar Senghor benn pistam lañu jël ñaari piste moo fa am benn piste bi lañ jël li nekk ci aéroport Léopold Sédar Senghor bu amee di garder ngay jël piste bu avion présidentiel bay xalaat ni ñu ko morcelé ba dagg fa ay terrain te conseil national de sécurité bi ñuy amal chaque lundi ñu ne président yëgu ko nañ ma weddi ma génne plan bi jox leen na leen seen plan baa ngi nañ ma weddi léegi ma ne nii def nii sama téléphone génnal leen plan bi
88 628 18 18 ngeen bëgg ñu bëgg xam numéro bi voilà so waxee nag ñu lay wax ne non oui maintenant pour plus de transparence on va prendre temps on va le mettre lii quand même soyons sérieux fer nañu ay nax fi kenn mënu leen fi bëld wala jéem a nax nit ñi bu jéem leen nax te puis lan moo dramatique xam nga tu cee Abdoulaye Wade ak loo ko mën a Abdoulaye Wade xam nga da doon wax ne au moins gars ñu ne mais ñoom duñ boofu dafa ne xaaj bi du jeex xaaj bi des fois tu te poses la question sax alal ji ñoom wax ma seen sët sax waaye seen arbre généalogique yëpp xanaa war nañ cee mën a lekk marché bu lang tu vois les mêmes personnes ba ci mbas mi tu vois les mêmes personnes les mêmes têtes gagner tout les mêmes têtes les mêmes personnes gagner tout mais si c'est l'eau fu mu duut baram foofu moo jara wax fu mu duut baram gis nga man seen caagante yooyu ñoo xam xamante nañ seen biir te président Macky Sall xam na si c'est l'eau parce que nag dëgg neex yàlla bañ koy waaj a dàq Assemblée nationale Mbaye Ndiaye ak Cissé Lo ñoo doon nekk ci plateau télévision yëpp di défendre kii nga xam ne moo di Macky Sall Mbaye Ndiaye ñoom ñaar lañ dàqandoo sax Assemblée nationale mais loolu buñ ma bëgg gëmloo man ne kii nga xam ne moo di président de la République yëgul loolu mais j'en rigole dama ne comme yëgul loolu nag l'heure est grave hein l'heure est très grave on est en danger parce que faut qu'on soit plus sérieux plus conséquent avec nous-mêmes xam li ñu bëgg ak lu ñu bañ Cissé Lo mi ngi génn di wax ñu ne wooy parce que Cissé Lo dafa def mais parce que yéen ñuy wax loolu est-ce que defoo leen loolu lim leen tuumaal yéen a ko def wala defu leen ko that is the question man Sénégal ngay gis fii Sénégal am na yenn entité yoo xam ne fonctionnaire dafay dugg 1 mois 1 an laa la may mu tabax R+2 R+3 jëndal papam oto bu bees pul jëndal jabaram oto bu bees pul jënd oto bu bees pul xam ngeen ko li leen moo ko laa famille léegi ngeen xam ko allo Pape waaw grand Ziguinchor naka mu waa Ziguinchor ça va oh malheureusement il est parti allo salaamaaleykum maaleykum salaam papa ala ñu leen ziar ñu delloo ziar di la ñaanal yàlla sàmm la amin waaye ñun de dañoo waaru waaru fa ngeen yem ñun de weesu parce que liñ tax a waaru mooy dañoo war a xam ne léegi nit ñi guddatuñu fan ñun ñoo gudduñu fan te itam maami doon gudd te kenn ku nekk te am lan baax man def ni kenn ku ne yàlla dina wéet ak yow ba nga def ni yow rek ma sa bind te lii ñii sëñ Fallou ne woon na dajale ko jël ko jeel ko jeexal ko amul fenn waaw loolu la de lii ñuy jël amul njariñ jaaxal te nañ fi ji ma bàyyi woy wu rafet bàyyil say doom mooy wu rafet moo gën foo jaar lu sa doom ak teraanga ji lu mu bari fu say doom jaar ñu leen seen bàyyi da koo sàcc loolu da lay àddina jël ko te it wax dëgg yàlla ñun ñëpp am nañ déception ndax day yaakaaroon nañ ni moom mii toog tey di président foogoon nañ ni moom lépp ci mu lay soppeekoo loolu lañ yaakaaroon ñun ñëpp waaye wax dëgg yàlla am nañ ci gàcce am nañ ci ruus te nag di leen xamal ni nañ xam ni day lépp lu ñu def nañu xam nañ ko de fàtte ko te di leen di xaaral suba de dañ ko fay ko dañuy centime moom leen lekk ku cee lekk na nga xam ni xaaruñ la yàlla suba de xaaruñ leen pour yomal si am fii lañ leen koy réglé waaw loolu la de gendarme la léegi de nañ
dafa leer de ñun nañ xam ni fédération bi kenn ku ne yor nga sa pic ak sa faux ordinateur di enregistré li am kon nañ xam ne dañ koy fay par A ou B dañ koy fay dañ ko xam moom te kenn du fi nekk bu continuer ñun bu ñu dee suñu doom dañuy taxaw demande ko kon donc nañ xam loolu yow nag ñu lay sant la ñaan yàlla sàmm la jërëjëf yàlla na yàlla musal ci ñoom seen ay yàlla na ci yàlla musal jërëjëf ndax nag ñu mat a musul ñu jërëjëf ndax nit bu gëmul yàlla capable na pour def lu ne maama jërëjëf jërëjëf ñu lay jar baax may wax rek ne leen wax ci buñ ko ray Sénégal rek allo allo waaw Dieye nga def sant yàlla mais nam naa jigéen sor nag de nam naa jigéen sor nag waa jigéen sor ñu ngi fi rek waaw yéen a ngi ci jàmm ñu ngi ci jàmm alhamdulilah très bien mais papa gis nga situation bi dégg gars yi dañ ko xaw a lire en diagonale maanaam dañ ko lire benn côté boo xam ne mooy sax duñ saaga kese mais ñaara ngi nii kay wax benn bi mooy Ousmane Sonko bëri na lu mu révélé ñu ne dañ porté plainte jusqu'à présent ñu ngi ci ko ko woowee deuxième bi mooy Cissé Lo xam nga Cissé Lo benn affaire bi gars yi wala njëkk a def moom moo nekk kenn koo xam ne mu ngi régime ci pouvoir bi poser aussi wax la réalité des choses telle qu'elle est sans mu compter ndax na perdre comment li ñu koy jox comme nombre tànk am déet loolu dafa nekk loo xam ne dafa yëg dafa xoolal Abdoulaye Wade bu ñu jëlee tuuti en arrière ñi ko daan défendre bu njëkk kenn daawu ci wax mais ba mu demee ba daanu ñëpp a tax wax ji am na ñoo xam ne wax nañ di ko wax tey saa góor gi boo ko xamoon woon jamono yi wax ko mu wedd la c'est au moins lui il a fait le contraire man tey jii su ma nekkoon koo xam ne damay côté mag dama naa ko déglu ko il ne faut pas écouter comme ñu naan c'est un fou ou bien même si c'est un fou qui est intelligent ce qu'il dit là il a les preuves je crois bon il a les preuves réelles parce que am na yoo xam ne kenn du ko wax comme ça nii rek non non personne parle de ça comme en preuve concret yoo xam ne tey bu ñu ko wax sax dina ñu pas dire et même à l'Assemblée nationale donc bon kii saaga dañ ko saaga en retour xëy na kii dafa saaga boo xam ne dafa gën a rafet ci moom daa parlé des stress ak du stress mais quand même que quoi qu'on puisse dire aussi yaakaar naa affaire yi xaw na am na fu ñu toll foo xam ne ñu naan nañ leeral mais yaakaar naa li lëndëm neex teeral dëgg la voilà c'est Dieye depuis Ziguinchor ñu nuyu waa Ziguinchor yëpp coucou waa Ziguinchor yëpp ne waaw may wax fan la ñu ngi tolloon ci li nga xam ne moo waaw mooy ci biir république bi am na kuréel yoo xam ne dañ fay dugg nga gis fonctionnaire millionnaire fonctionnaire man homme d'affaires laa xam sax ci milliardaire homme d'affaires yi ko fi nekk sax moo tax yàgg naa leen wax la famille ne bu leen ñeeñu bari de ah ku seexluwul bari le ku jombulewul bari le déggu leen ma dégg ku seexluwul bari le seexlu moo ne yow jomboo def dara Rousseau def dara Rousseau mbamb bari le ku ci boole ñàkk jom nag bari le torop fu mu daggee suuf sa turante lu ñu laal sa turante marché bu ñu wax sa turante non face à Pape Alé avec Cissé Lo bañuma ko mais comme face à Pape Alé daanaka 30 minutes la duma fa bëgg a yóbbu Cissé Lo parce que li ñu war a wax dafay bari te 30 minutes la face à faire loolu la télé bi décidé ñoom ñoo décidé seen 30 minutes yooyu kon face à Papa dama def émission spéciale ak Cissé Lo voilà loolu tax génn leen seen xel ci face à Papa Alé foofu ak Cissé Lo parce que 30 minutes la 30 minutes liñ ci war a wax dëgg ba ci yuqul yëlëb ko du mën a nekk kon nañ xalaat beneen formule benn interview spéciale boo xam ne dafa koy def ak moom ñu toog daaj leen ko gaay def naa loolu moom moo gën wala d'accord ñu def ci loolu mën naa ko nag nemmeeku pour xool na ko mu may ma benn interview spéciale ba doy ñu wax ci lépp voilà mais dama leen wax ne leen seetlu leen fii da ngay tudd milliardaire muy bon nga xëy suba teel dégg ci tojaange nga ne ah mooy kii ndeke ci lii la doon dóor man nekkati kii la ci loolu li la nekkoon
ah kii de moom jarutoon vraiment sax fan wala lan ah parce que ah li ci am solo ba am solo moo di dañoo am crise d'autorité crise de valeur boo xam ne daf fi dugg boo xam ne ah non si c'est loo koy dinaa ko jéem a lijjanti pour dafa moom une très bonne émission ñu xool ñu koy dóoree mu daal kon si c'est loo ci boppam nañ ko lijjanti mais li mu wax man saaga yi intéressé wu lim leen tuumaal sàcc googu wax leen Sénégal gi yëpp loolu lañ bëgg mu leer loolu lañu bëgg mu leer naññ ngeen wax dëgg la am du dëgg war ne sax may laaj pourquoi Pape Alé 30 minutes ñoom ñoo defee noonu seen grille de programme man xam nga dama may toog rek dafa 30 minutes xam nga moom damay ñëw taxañ ko dem ah mais ñun c'est la famille bu ñu compté foofu nañu nekkat ci yeneen bagage te inshallah ñu ngi ci yeneen bagage yoo xam ne mi ngi ñëw am na yu bees yoo xam ne dina bees tàq ñu indil leen ko réew mi daal on est passé de la gouvernance sobre et vertueuse à une gouvernance sombre et vicieuse vicieuse pourquoi parce que dafa am galaxie boo xam ne moo wër building administratif bi xoolal liñ ci def ci xaalis xoolal liñ ci def ci xaalis xoolal liñ def ci xaalis ci building administratif bi jommiwu leen ca booba ña ngay wax ay sphère ministérielle jam ñaaju ñu waxante dëgg wax ji nañ ko ñeme nañ waxante dëgg wax ji nañ ko ñeme parce que wax ji boo ko ñemewul rek du baax ñun nag la famille li ma leen wax rek ñun ñëpp nañ def suñu statut non à une république des insulteurs et une république de voleurs buñu ko parce que man tant que ñoom demuñu seen tuuma dañ ñoom fitu porte plainte parce que nee naa leen li ngeen sàcc ci building bi li ngeen sàcc ci terre bi nee na le combat a commencé te xam nga duñu xaar ci justice pour mu leeral lañu 94 milliards yi procureur jox na ci rapport ba sàcc wax leen boobu sàcc naa leen wax 94 milliards yi 94 milliards yi procureur jox na ci rapport ni ngi ne tekk di déglu rek dama ne 94 milliards jot na ci rapport bu garaaw bu leeral lépp ñun ñu ngi ne tekk di déglu ñun ñu ne tekk di déglu xam nga ku nekk yéen ak may laaj garaaw fan nga toll ci 94 milliards yi xam nga nee naa leen yoote moo dàq ci bëri échec mooy échec jouer échec neex quoi ne tekk di déglu rek buñ demee ba ci kanam léegi ñu leeral lu bare ci 94 milliards yooyu Ousmane Sonko tuddoon plainte yu bari am ci ba tey jii ñëpp na tekk lemu bëgguñu cee wax kon gars yi namoon naa leen top tey waxtaanee nañ kii bi ñu ngi topp nag mbiru Cissé Lo inshallah yéen ma leen laaj Rijal xaar ma xoolaat ndax Rijal moom dafa naqadee jot de sama gars yi ma gars yi yéen ma doon laaj Rijal de Rijal xaar ma jëm ko xool benn 5 minutes ndax dinaa ko mën a am le passé dañoo pare yéen a bëgg ma woo Rijal
man nag fu mu nekk mi ngi communiquer rek communiquer rek lay def Rijal voilà gis nga bëggoon naa leen ko jox mais Rijal moom mi ngi communiquer rek moom ci communication lay dund defe naa léegi nga pare mu wóolu na la Rijal mais gis naa nga woo ma de valise bi waaw kon gars yi xam naa kon jéem a tàggatoo rek mais laata loolu defe naa Dakar Matin. Yaham, j'ai déclenché une guerre contre les ennemis de la démocratie, de l'état de droit. Vous voulez faire de notre pays une dictature qui ne dit pas son nom, je refuse. dégg ngeen loolu lan lay junj foofu ci wax lan la bëgg a wax foofu ci selo bu leen téye saaga yi rek mais déglu leen bu baax lan la bëgg a wax foofu c'est important c'est important. Dakar Matin. Yaham, j'ai déclenché une guerre contre les ennemis de la démocratie, de l'état de droit. Vous voulez faire de notre pays une dictature qui ne dit pas son nom, je refuse, je dis non. Yéen bi ñuy xeex bu dee journaliste nga demal bind dëgg gi li ma la waxee bind ko te porté ma plainte yaag Farba Ngom seen datay ndey laa wax doomu caga ngeen katu caga ngeen ay naafeq ngeen du ngeen defarum réew vous n'employez personne naan sàngara mooy seen ak caga ji doomi jàmbur yi ak jabari jàmbur yi ñàpp leen seen ndey fële seen lëfal ndey ku ci bëgg a dugg na ñëw ñu xeex wasalaam. mais yaa xam nga depuis quelques mois dëgg la mais dangaa yàq sama der sanal ma ci ay rajo ci loo xamul dara ma bàyyi la nag ba mu jot ndax yow bi may wax ci affaire gerte gi Farba Ngom miy wax dañ koo jox gerte mu jaay ko Moustapha Niass Cheikh Seck ay meeru jabaram jox nañ ko 40 tonnes Matar Diop bu gàtt boobu nga xam ne moom lay àndal ay centaine de tonnes mu jaay ko Maysa Sele Ndiaye jox nañ ko 70 tonnes jox Sele ma nekk fële 10 tonnes yow joxuñu la wax naa la nga toog di ma saaga di wax lu la neex ma toog ba léegi nag may ñàpp sa ndey te doo ci man dara damay daqaar sa ndey demal ci procureur sa datam ndey gis nga yoo xam man maa leen mag j'ai 65 ans 21 ans laa jëkk am million jàkkaarloo naa ak socialiste yi xeex ak ñoom ci Tanor ba falu 98 jàkkaarloo PDS yi ba falu ñaari yoon ci seen kaw Ablaye Wade teg ma fenn ma xeex ba falu Macky Sall gisuma leen yéen bi may xeex 7 régions laa def ak moom fab sama alal jëpp def ko ci Macky Sall ngeen may saaga danaa Dakar seen ndey yéen ñëpp benn par benn sàcc yi nekk yi ministre directeur ku mel ne Farba jaay suuf si di lekk danaa xarfal seen bay maa ñëpp ndeyam pour ma bàyyi la da nga dem wenn li nga waxoon ci rajo télévision bi yaa di Farba mbaa da nga ñëw fukk sama kanam tuub ne duma sa moroom baay duma sa moroom maam sa askan wépp sama dàll leen jël ndax damay werd di jaamu yàlla ci duma naan sàngara duma moy te duma fen te ragaluma Macky Sall mënumaa ébranlé Marème Faye mënumaa ébranlé dama àndoon ak ñoom ci ngor léegi xeex bi déclenché na dañu xool ba xam fan lay mujj ndax yéen du ngeen gor ma liggéey CEDEAO ngeen dem di ma tuura rek di kat seen ndey di wax lu ngeen xamul dara CEDEAO ku fa taxaw ni ma dollar jël naa ko ma xotti sa bajom ndey man Afrique gi maa ci gën a clé waaw Macky Sall maa ko gën a clé ay ministre maa ko gën a clé Macky Sall mi ngi traîner des casseroles mook ñi mu àndal boo ma jotee ma xotti sa datam ndey. voilà dégg nga loolu Cissé Lo ay ca Dakar Matin. Cissé Lo ndox bi il est fou mais da koo doon man maa ko wax na ma wër fu nekk Sénégal mu woo ma ñu mu ñëw ñu waxtaan avant-hier la ma gi ñëw woo ci téléphone xam na li ñu waxtaan xam nga fi ñuy tàggoo ci am na fan la ñu tàggoo ci wàllu téléphone gis nga un fou dafa am nu ñu koy traité ñaar la boole rek dafa dof ba pare nekk ñaar xol bi moo soxal ba pare mu c'est une personne boo xam ne mënoo ko comprendre xoolal ci keroog réunion des commission boo xam ne président les présidents des commissions ak yooyu à l'Assemblée nationale dafa ñëw di xas tudd tey Mansour Faye suba mu tudd madame le ministre du commerce ginnaaw suba mu tudd peut-être Abdoulaye Diouf Sarr c'est-à-dire que nit la koo xam ne mënul tudd ministre de l'agriculture ñett bu amee
c'est-à-dire que Mansour Faye dañ ko jox responsabilité néewuñu ko fabal ci ay homme d'affaires wala ay promoteur yaa ma neex y a des critères même su fekkee ne loi bi protégé na ko par ordonnance y a des critères il faut déposer y a des prix qu'on demande bëgg na rek Mansour jël ceeb bu bëri jox ko mu jox doomu wala ñu jox ko mais quand même dafa am li ko te loolu la même personne ngay jox léegi ceeb moom nit ñi ko xam ne pour nga xam ne Moustapha Cissé Lo xaj laa wax am na loo xam ne fu mu jaar ak man du ma benn kàddu di ko saaga ne wala di ko saaga bay mais leneen lu mu dégg maa ko wax xam nga am na loo xam ne wax dëgg yàlla am na ba pare kenn mënu ci dara mais wax dëgg yàlla Cissé Lo moom dof la boole ak soxor ak kiñaan bu amee soxla boo xam ne da nga ko koy fajal ko lundi mardi bu ñëwee te soxla bi nga ko doon fajal lundi fajoo ko fàtte na bisu lundi bi il a des comptes politiques yi muy réglé man tontuwuma ko dama koy yamale parce que loolu la xam Cissé Lo ma wax la leen de c'est un fou mais xamul loo ko wax rek mu baal la du genre boobu il faut lui remettre ordre da nga koy woon place am loolu la xam dafa def ko pare boole ci ñaan soxor. Dakar Matin. yéen a ngi dégg moo wax loolu ni règle des comptes politiques mais li mu Farba Ngom ne règle pas des comptes politiques bon Malick Sall nag ministre de la justice moo waxoon ne saaga yëpp nañu ko réglé xanaa. Dakar Matin. L'État, la justice ne permettra, n'autorisera plus quiconque, quel que soit son statut, de fouler aux pieds par ses paroles ou par ses activités les fondamentaux de la République, de fouler aux pieds les institutions, parce que des institutions faibles, des institutions banalisées ouvrent la voie à la déstabilisation. Je suis garde des Sceaux. Garde des Sceaux, ça signifie que c'est à moi qu'on a confié les institutions de la République. Le garde des Sceaux ne peut pas. Je vous assure, dans cette affaire, dites Adama Gaye, j'assume ma totale responsabilité. Totale responsabilité. Je ne peux pas, personnellement, en tant que garde des Sceaux, voir un individu, par ses écrits, par ses déclarations, passer son temps à insulter. Je dis insulter. Je pense que tout le monde a vu ce qui a été dit, a lu ce qui a été dit. Insulter celui qui incarne l'institution la plus sérieuse. Je ne peux pas rester les bras croisés devant cette situation et j'assume ma part de responsabilité. J'assume totalement ma responsabilité dans cette affaire. J'ai dit que j'assume totalement ma responsabilité. Aujourd'hui, le parquet est saisi, une information judiciaire est ouverte. Vous n'entendez plus le garde des Sceaux que je suis se prononcer cette affaire-là. Aussi longtemps que la justice n'a pas rendu sa décision en première ou en dernière sorte. Voilà, kooku ba muy tëj Adama Gaye la doon wax loolu ndax ay bind def ko instruction kon gars yi ñu tàggatoo maa ngi leen di sant yéen ñëpp nag di leen gërëm bu baax a baax Rijal bëggoon na ko dugal mais Rijal moom foo nañ ko bàyyi rek Rijal bàyyi ma invité ko rek benn jour mu bokk ci waxtaan benn jour mais nag day communiquer rek ay ca kon gars yi ñu tàggatoo di leen sant di leen gërëm bu baax a baax inshallah mardi den topp mbir mi dan topp mbir mi ba xool mbir yëpp muy mujjee inshallah di wax rek la famille waa affiche bi foog ñu defal ko ne non à une république des insulteurs des menteurs et des voleurs non à une république waxuñu que benn république non rek bëgguñu république boobu affiche bi waaw dinaa wax sama gars yi ñu defal ko dinaa ko am sama benn copain bu wax bu ko defee ma yónnee ko gars yi partagé ko jaajëf gars yi
Thank you.